bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete di ñu seetaan ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média nuyu bu baax a baax kilifa réew mi yëpp macha allah jiital ci nag ki nga xam ne mooy sunu président directeur général mboolem directeur ci biir kër gi wéyale nag boobu nuyu dem seeti ñi nga xam ne ñooy sunu ay kilifa diine ak suñu ay kilifa aada boole ci cofeel gudul jeex di leen nemmeeku di leen ziyaara boole ci itam ñi nga xam ne ñooy sunu ay xalifa généraux noo ngi leen di sopp lool macha allah di kontaan ci ñoom ñaan yàlla dolli kontaan ci ñoom ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér yàgg fi itam te ànd ak wér dinañ ko ñaanal ñi nga xam ne dañu feebar ba jaaxle topp ci macha allah ñu ngi ñaan ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàggal leen fi yàlla defal leen jàmm yàlla def lépp loo xam ne rek jaaxal na leen macha allah ci feebar yi yàlla teggil leen ko te bañ a tëral kenn ñu daal di wax salaamaaleykum dugg ci biir ñi nga xam ne itam foofee prison la ñu nekk waaye dañuy wax ne prison nit ki ak conscience am mooy prison am yeneen yi jafe-jafe àdduna la yàlla def ko amaan na sax càngaay lay doon sañ nañ ko yaakaar yal na yàlla féexal leen ngeen jóge ca bërëb yooyu am na koo xam ne newul fa ngeen nekk waaye yàlla xam na ne mi ngi prison yal na yàlla muccal ñëpp macha allah ndax àdduna jàmm rekk ci gën jàmm dafa neex ñu ngi fàttaliku ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ciy fàttaliku sunu ay wayjuru bopp suñu ay wasila macha allah ku ci mel ni sunu maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ak ay soppeem yal na yàlla tas ñu ci seen barke yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe képp ku nekk ci tiis jàkkaarloog ñun ñu ngi lay wax massa na nga muñ àdduna moo ni mel ku fi ne ku ne di nga ñam ci les hauts et les bas de la vie yu neex yi ak yu naqari yi ñooy ànd boo ci nekk rek xamal ne beneen ba existé na te dana mës a ñëw ànd ak lu mën ci am bu dikkee yal na yàlla fees dellu suñu xol ñu ngi leen di nuyuwaat fàttali leen ne yéen a ngi seetaan seen émission wareef bu nu waxee nag wareef xam ngeen ne lundi la ba jeudi ma baaxoo ci di ci ànd ak Ndoye Bane ki doon feggoog ñun itam di Mami Linguère ñu yóbbu ko appelé à d'autres fonctions Mami ñu ngi lay nuyu te itam ñu am invité boo xam ne mi ngi tudd Serigne Khadim man Khadim laa koy wooyee boo demee nag dina ne moom gentleman la jarul wax Serigne Khadim waaye tur bi macha allah tur bi yàlla na tur wuyu borom. moom jamono ji ñu ngi waxtaanee lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu média social wàllu réseaux sociaux yi moom itam mu am pàcc boo xam ne daf ko ciy def looloo waral invitation laa tay dara damay jox ko Ndoye Bane kaddu gi ne ko Ndoye Bane salaamaaleykum. jaajëf Eva maaleykum salaam ñi lay ziar di ziar sunu gan gi sunu sëriñ bi di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi. di jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. amiin di ziar waa Pire Sañu xool yëpp. di Serigne Mansour Cissé sunu xalifa ba ak Serigne Maodo Cissé. monsieur le maire Serigne Boub ak Baye Bado Dieng ak tous les notables yi nga xam ñu ngi ci dëkk boobu. gàmmu Pire nag le 7 la. incha allah le 7 décembre. waaw dina booy ay nopp de gàmmu Pire le 7 déedéet jaadu na dafa jaadu. yaa ngay ree non yow laay ree de xam naa dañoo bëgg nga ñëw ñu jox la benn cin te doo ñëw. waaye xam naa ni ñu ngi ciy woo jullit yëpp rek di ci woo sëñ Bamba ñëpp rek ñu ngi leen ciy invité gàmmu Pire le 7 incha allah di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi seetaan rek di ñaanal ñëpp rek jàmm yàlla na yàlla def jàmm ñëpp am jàmm amiin am xéewal am sutura amiin am wér-gu-yaram jàmm xéewal sutura ak wér-gu-yaram daal amiin maa ngi koy ñaanal waa réew mi yëpp amiin jëm mawlidu nabi macha allah waaw gàmm gi nag moom Tiwaawan moom wax dëgg yàlla ñi ngi ziar sunu mbokk ya fa nekk ñoom Abdou Aziz Ndiaye neen maa ngi naan la dem maa ngi romb nagam yu bari mu nar ko séddale di ko dugal ci biir kër yi nit ku baax daal day def lu baax nit ku baax daal soo góorgóorlu ba yàlla mayloo wërsëg sa wërsëg woowu mu la may xamal ne du pour yow dong soo ko mënee dimbali ci julliti yàlla yi dimbali ci nit ñu baax ñi ak maire Ndella Wade ñu koy ñaanal bu baax a baax ak Yacine moom mami madame Fall ñu ngi koy nuyu bu baax Adja Ana Ndiaye moom mami waa Ana ak Adja Ana Ibadou ñu ngi koy ziar bu baax a baax ak père Momar Ndiaye ñu ngi koy ziar bu baax a baax ak naa Ana Gueye mooy madame nan madame bay jàmbur mooy madame nan xaw ma ci dara mère Ana Gueye démb ba léegi woo moom nga jël sama téléphone bi laa téye rek di xaar boo alors vraiment Khadim bismillah à toi ñu dugg ci waxtaan wi macha allah ñu ngi lay nuyu bu baax bismillah maa ngi leen di fay soxna Eva Tra di nuyu Ndoye Bane
di nuyu tamit mbokk Sénégal yëpp téléspectateurs yi ñuy seetaan tey di am kontante trop toog ak yéen. alhamdulilah pour xuus si thème boobu noonu di digital di réseaux sociaux yi. nga xamante ni ñun si lañu atout la wala inconvénient la. am na ñaar yëpp ñun chaque jour si la ñuy xuus si la ñuy liggéey. si loolu la ñu xamee macha allah ñu si defal liggéey ay nit di ko defal liggéey ay entreprise tey ñu am si expérience boo xamante ni tey vraiment dinañ ci kontaan trop toog waxtaan seeg sénégalais yi am lu ñu leen ci yee am lu ñu leen ci ñaax. aussi am lu ñu leen ci mën a dimbalee aussi pour seen mbirum business mbirum entreprise si seen image bopp aussi. lépp lu mu ci mënti doon rek may am kontaan trop di toog ak yéen pour waxtaanee thème boobu. pour yow réseaux sociaux yi lan lañ fi dolli. réseaux sociaux yi dolli nañ fi lu bari. bu ñu jëlee réseaux sociaux en tant que tel média la que muy Facebook di Twitter Instagram YouTube ay média lañ donc fekk nañ fi ay média tey yu mel ni télévision ay média yu mel ni rajo ay média yu mel ni journal écrit par exemple tey ñëw nañ dolleeku ci si univers médiatique boobu noonu ba tax tey par exemple mën nañ wax démocratisation de la parole am na bu njëkk ba nit ñi dañ doon toog di consommer information lu la télé bi joxul wala rajo bi joxul la ko amaana doo ko xam tey nag ñi ngi nekk à l'ère digitale nit mën na toog fa mu toog produire benn information jox ko nit ñi mu wasaare wu si àdduna bi yëpp donc loolu aussi tey am na aspect bu bëri bu mu dooleel médias yi fi nekk complémentarité la parce que télé àla kulli yàlla dina continuer am rajo noonu journal noonu donc relation de complémentarité la tey bu ñu xoolee si wàllum démocratie aussi tey bëri na lu mu participer ci wàllum démocratie amaana am na lu bëri lu mu ci yàq aussi su ma nee lu mu ci yàq mooy maanaam fake news yi par exemple ñi nga xamante ni nii dañuy jël seen ay information monter ko de toute pièce pour mën a manipuler opinion nit ñi donc loolu aussi bëri na ci réseaux sociaux yi mais boo xoolee tey aspect démocratique ak gouvernance bi nga xamante tey autorités yi mën nañ leen interpeller directement autorités yi aussi xam nañ ni tey public bi audience bi ñu ci bëri tey ils sont connectés ñu dem di waxtaan ak ñoom di def ay live ak yooyu noonu yëpp tey seen ay activité umpatul kenn parce que fépp fu ñu munti taxaw photo mun na faa am vidéo mun na faa am ñu dugal ko ci réseaux sociaux yi ba ñu xam ne kat sunu élus yi sunu njiit ñi ñu ngi nekk ci tel liggéey donc boo ko xoolee ci ñaari aspect yooyu noonu rek am na lu bëri lu mu dolli Sénégal ci côté boobu. Très bien côté bu doy waar bi nag ban côté la. bon côté bu doy waar bi mën nañ wax ci actualité parce que démb njaay rek am na je crois 50 cybercriminels yu ñu interpellé. et dëgg la ni ñu ko waxee noonu. si information bu exact la à Wakam. donc am na ci côté obscur boobu tamit ñi nga xamante ni tey ñi ngi nax nit ñi sur internet sur les réseaux sociaux li ñuy wax usurpation d'identité maanaam tey gis naa ni soxna Eva Tra macha allah nit ñi topp nañ ko am na audience ma créé sama ay plateforme daal di jël photoom def ci di ci naxee nit ñi loolu chaque jour ñi ngi koy gis wax naa léegi ci mbirum fake news yi ñi nga xamante ni tey c'est fait vraiment à dessein stratégie la bu ay nit teg aussi bien politiciens yi que muy entreprises yi que muy des personnes lambda teg seen stratégie nii xaare ñu véhiculer telle information xam nañ ni amaana du dëgg mais dafa am résultat bu ñu bëgg a atteindre donc loolu aussi tey participer na ci xajamal vraiment côté boobu côté information surtout parce que ñu bëri ñu ngi leen ci na usurpation d'identité boobu lu am la lu wér la chaque jour ñu gis ko ci arnaque yi ñuy gis aussi bëri na ci trop ñoo xamante ni tey seen alal ju bëri dem na ci ay nit ñoo xam virtuel waxtaan ak ñoom ba ñu am melokaan buñ la wan ba dal sa xel nga jël sa alal jox leen ko alors que ce n'est que virtuel maanaam ñooñu amaana sax ña nga beneen réew voilà donc yooyu yëpp bokk na ci li nga xamante ni tey nit ñi war nañ leen ci yee war nañ leen ci gën a ñaax aussi. Très bien. est-ce que nit ñi yee leen ci est-ce que Khadim ni mu introduire yëf yi kontaan nañ ci da ngay gis sax yow miy jigéen koo xam ne mi ngi wax ak yow mais image bi mu def ci photom du moom diamétralement opposé mais moo tax mu bëgg ko laaj est-ce que nit ñi Sénégal yee leen ci yomb na
parce que ku mel ni man mën naa ne chaque matin ma wax ci. alerté naa def naa ay démonstration lu nekk def naa ko. mais fi ñu toog la ñuy toog moment bi nga kii lay seetaan mi ngi lay seetaan nii. mais balaa midi ñu nax ko ci li mu doon seetaan léegi nii. Sénégalais yi dafa mel ni neexu ñu waxal. moo tax li ngeen di def nii plateau yu mel nii du doy. sensibilisation bi aussi du doy. man maa ngi fàttaliku ci ay jamono amoon na benn initiative bu tudd Net Attitude. Voilà, Net Attitude mooy avoir une attitude net sur internet maanaam am attitude bu baax nan lañ mën a ñaaxee surtout xale yi ak ñi nekk ci école yi parce que boo xoolee la plupart du temps ñoom ñooy victimes yu si ëpp. mooy adolescents yi parce que ñoom ñoo ëpp lu ñu koy utiliser nan leen mën a vraiment tàggatee yee leen ci aspect surtout côté aspect obscur bi yi nga xam moom moo leen di yàqal donc initiative yi moom bëri na fi tey boo xoolee même le réseau des blogueurs du Sénégal bi nga xam si la bokk ñoom tamit ñi ngi teg ay jéego yu bëri di former di sensibiliser tout le temps yooyu mais dafa nekk ay outils yoo xamante ni tamit daf ñu dab. D'accord. Voilà parce que voilà te préparé wuñ ko boo xoolee transformation digitale ala kulli xaal danañ fa dem. tey jéem ko moytu sax amaana mënutul nekk. lan mooy transformation digitale. donc instant bi xam nga dañu jóge ci benn mën nañu wax ni depuis les années 90. lépp lu amoon sous terme analogique. léegi ñu ngi koy numériser ñi ngi dem de plus en plus vers le digital. que muy nit ñi léegi boo leen xoolee ak seen ay téléphone que muy entreprise yi léegi ñi ngi jéem a xool yan solution la ñuy teg pour exister sur internet que muy les politiciens ñoom it ñu ngi xool nan la ñuy def ba informer le public ak rafetal seen ay image sur internet loxo ci rafetal image allo oui. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si bisimilah yaa ngi woote wareef. ziare naa leen tataay ba. ñu ngi lay delloo ziara bu baax. di leen wax baa ngi ci jàmm. ñëpp a ngi ci jàmm. kon yàlla jàmm yàgg suñu réew. amiin yaa rabbi amiin waay. moom naa leen bu baax damay gis seen émission mu neex ma lool. ñoo la raw mbaa yaa ngi déglu li ñu wax ci internet yëpp. waa déglu naa ko moo tax ma woote. ah très bien. aywa bisimilah. très bien yaa ngi wax ne société yu bëri ñu ngi xool naka la ñuy nekkee ci net bi et maanaam dañu sax robotiser le système maintenant ba nga xam ni tey ni ngay gisee ay machine remplacer ay nit ci ay bërëb yu ñu doon liggéey internet itam mën na bu ñu xoolee tey ci système informatique fi nga doon toog tey ngay def dactylo fi nga doon toog tey ngay def tout est en machine maintenant. Voilà donc loolu xëy na am na ñu si bëri ñoo xamante ni dañ naan loolu dafay créer chômage parce que am na ñu bëri ñu muy dàq mais boo xoolee léegi liggéey bi moo délocalisé wu rek mais je crois pas que ni dafay créer chômage parce que tey bu ñu digitaliser le système de digitalisation boobu ay nit a ko defar du ay machine te nit a koy gunge. waaw nit a koy gunge aussi nit a koy gunge tëbul rek di waxal boppam. voilà donc machine moom ak lu mu performant ak lu mu mën a adapté wu en contexte aussi. nit mooy mus a nekk ci ginnaawam. donc léegi nag gis nañ yu yéeme gis nañ ay intelligence artificielle ak yooyu mais débat boobu moom beneen affaire la mais tout le temps nit yi ñoom ñooy créer machine bi donc tey réseaux sociaux yi. lépp lu ñu mënti def man je trouve que même initiative bu ñu mënti am du doy jaarale ko par exemple au niveau des écoles au niveau des entreprises au niveau même au niveau communal si bàjjenu gox yeeg chef de quartier et cetera pour ñu mën a sensibiliser lépp lu ñu si mënti def du doy parce que maa ngi ko doon wax léegi c'est des outils américains boo xoolee yu si bëri soit c'est chinois soit c'est américain donc ñoom contexte bi ñu ko créé fekk na ñoom seen population mature nañ ci benn genre utilisation information ou utilisation technologie ñun nag daf ñu dab te outils yooyu aussi mënuñu ko comme j'ai l'habitude de le dire mënuñu ko tropicaliser à 100% sénégalais donc lépp lu ci feeñ tamit suñu jikkoo ci feeñ voilà très bien ci sa biir wax dinaa ci jël benn mbir mu baax macha allah boo xam ne wax nga ko bàjjenu gox yi ñu rendre leen smart ba nga xam ni au lieu que ñu nekk rek ci koñ bi sax di xool xale yi di leen gunge mais ñoom itam ñu yeewaale leen à accompagner les enfants ci wàllu internet gannaaw ñoom ñooy bàjjen yi di wax ak ñoom c'est important ça du ñàkk ministère de la femme ak waa
PASNEG ak yooyu yëpp ñu jël loolu volet boobu intégré ko ci li nga xam ne mooy seen liggéey Khadim. waaw mais ñu gis ni xam nga comme ni nga ko waxee rek lu baax a gi ci maa ngi la ko doon wax au début paaka ñaari boor bii day dagg bii du dagg ñu gis ni ñi ni côté bi nga xam ne moom lay daggee lu ci ëpp ñu benn sénégalais ñu ci ëpp lu boobu la ñuy utiliser maanaam par exemple da ngay toog fi nga toog gis lu bon partagé ko partagé waat ko heure boo gisee lu bon rek da nga koy partagé lu bon la di gën di law loolu yow pour yow lan moo ci sa jàngat lu bon rek la ñuy partagé léegi maanaam su loo gisee lu baax bi du sori du passé fii nga fi maanaam juróomi nit duñ ko am mais su fekkee lu bon la scandale la ñëpp dañ ciy jotandoo bon boo xoolee loolu c'est presque la nature humaine mais mën nañ ci am aussi beneen analyse tey boo ko jëlee par exemple sur les médias d'information en ligne boo xoolee tey l'information comme li nga wax li koy dëggal bu ñu waxee ni le budget du ministère des télécommunications yokku na de 28 milliards amaana information boobu les concernés rek ku koy lire te du mët sax 100 wala bu bëree ba bëri 1000 kenn du ko partager parce que information boo xam ne intéressé wu lañ waaye tey buñ ni woon Ndoye Bane am na lu mu wax xoolal la mu def voilà grave révélation de Soxna Eva Tra wala et cetera nga gis nit ñi commencé ko partager dafa mën na nekk stratégie aussi pour ñi ko produire parce que ci ginnaaw internet bi ci ginnaaw réseaux sociaux yi daf ci am aussi une partie commerciale boo xamante ni nii mën na favoriser trafic bi ngay am yi dugg ci sa site internet est-ce que su boobaa est-ce que code du garaaw ki nga xam ne moo war a informer population bi léegi informer wul population pour informer nii rek da leen di informer pour xool naka lay amee ci information bi xaalis voilà donc moo tax léegi dañu toll ci boo xoolee médias yu bëri defatuñ information mais infomercial la ñuy def mooy de infomercial moom mooy de l'information commerciale d'accord ñoom nan nañuy def ba titre lu rëy nit ñi cliquer dugg parce que man mbirum titre lu rëy bi jaaxal na ma. waaw nan nañuy mën a def ba teg dañuy titre loo xam ne doo ko gis ci contenu bi. mi ngi noonu la plupart du temps loolu day am. allo salaamaaleykum Ndoye Bane nga jël ki ci ligne bi. allo oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def waay. allo. allo oui. allo. allo. oui allo. 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 maaleykum salaam. wàññil sa télé bu dee danga ñuy seetaan ay allo. allo oui maa ngi di dégg. ayca yow rek la ñu déglu ñu nitam. ok wàññi naa ko. très bien. na nga def. allo oui. ma ni na nga def. allo. nuyu naa leen. fay nañ la. maa ngi lay delloo ziar. très bien fan nga ñuy wootee. Mbour. naka waa Mbour. ñoo ngi fi. très bien lan mooy sa xalaat ci émission bi. kii déggul dafa tartel. wàññil télé bi bàyyil télé bi bàyyil télé bi. très bien elle est partie Abdoul Aziz Fall ak Mao Cissé tey Abdoul Aziz yaa remplacé Miyandou. Abdoul Aziz ay affaire am ñu ngi leen lu ñu war a seet la booy bu kiiwul de. ah booy Sacré Cœur la nag. booy netul netul booy internet la. moom Aziz Fall. waaw gis nga ak ni mu noppee nii. démb ma jékki-jékki rek ñu envoyé ma benn lien. ñu bind Ndoye Bane lan accusé de xawma lan. nga ni de xawma lan benn paa boo xam ni dafa ñëwoon rajo ba ni ñëwul rajo ba sax dañu fa def benn vocal que ni dafa am ay doom bëggoon ñu dimbali ko ci lekk. comme cas yi am fii rek. waaw pour que bébé yi pour ñu dimbali ci lekk. waaw élément bi matul sax 1 minute ñu teg ko suñu émission yi fee rajo ba. moom ak beneen mère boo xam ne tamit dafa yoroon ay bébé muy juróomi bébé ñu utal leen lu ñu lekk. bébé yi fu ñu jugee. bébé yi am nañu kenn ki Louga la keneen ki fii Dakar ci banlieue bi la. ñoom dañuy dajale ay bébé dañu yor ay. non dañu am doom. paa bi dafa am doom ak jabaram. mu ni bébé yi amuñu lu ñu lekk. pour que ñu dimbali leen ak ci meew ak yooyu noonu. d'accord ak beneen mère ñu boole leen ñu deg ko liñ jot a dajale ñu séddale leen ko yónnee paa bi yónnee mère bi de yónnee nañ ko ba mu dem ba mu sant gërëm. paa bi tamit sant gërëm. ba bërki dem jeudi passé. waaw am leneen lu ma dawoon benn 50 000 moo yónnee ko paa bi. fàtte naa affaire bi sax jékki-jékki mu ci biir internet ñu yónnee wee ne ma cliqué gis paa bi mu ni waaw dañoo def émission fii wareef. ñu jox ma waaw xaalis bu bari ñu nee na ñu jox ma xaalis bu bari
ma téye ko léegi nag jot na ndimbali mais xaalis boobu jotu ci. ban wareef. wareef bi la xam nga loolu. gaa yi génne ko ci internet bi tiitre ko noonu. man leen ban wareef la ak kañ la loolu. bàyyi leen yàq deru nit ñi comme ça. tey suba nag te yàggul te ñu ngi ci thème bi. yàggul dara. très bien moo tax tey damaa def déclaration ci rajo ba ma ne ay affaire u ndimbal yi nii Eva ñii nekk ci buntu rajo bi. bu ko bàyyi defal la nga war a def rek xam naa parce fu que nga c'est jëm. que je mënu defal li nga war a def rek. ay nit dañuy ñëw dis la seen soxla lii nga leen di dimbalee nii di wutal ndimbal di leen dimbali. bokkul ci sa liggéey. te da nga koy def ki ngay dimbali. ñëw di la indil ay ñun ñëpp daf di la indil ay problème yoo xam ne sa waay doo sax comprendre waxam yi fu mu ko jógee. c'est vrai. te musoo toog ci télé yor man dam toog ci télé yor xaalis def du sunu affaire. léegi nag ñu jël ko publier ko ci net bi. ku ko gis copier ko au lieu que nga woo ki nga xam ne moom lañu accuse duñ la woo. yàq sa der foofu xam nga mu doon affaire bu ñaaw boo xam ne ay nit du man dong lañ koy def. man moom garaawul. man moom liñ ma dóor ci ay kii bari na mais yu mel noonu dañ koy éviter. dañuy bàyyi internet bi dañuy fekkee dañuy suul ndaanaan bokk. ou bien ñuy jéem a suul ndaanaan fekk góor gu set wicc. kenn mus koo takkal ci dara ñu takkal la. bind ko. te yow soo ko gisee ëllëg nga jéem a xool ba xam lii dëgg la wala dëgg yow nga ngay jël rek copier dugal ci sa site. keneen jël copier dugal ci site affaire bi law nag. ñëpp di ko kawte ça c'est dangereux grand. léegi naka lañ mën a def pour xeex yu mel noonu lan moo ci solution. ak ay jafe. man je crois que muy journaliste que muy blogueur wala simple producteur d'information am na si lu capital en fait loo xamante ni mooy vérification de l'information parce que balaa ngay publier dara. La règle la plus basique mooy maanaam nga saytu information bi xool ndax dëgg la même yow mi koy reprendre yow gis nga ni publier nañ ko ba pare mais jéema la pour sa personnalité bopp sax. voilà pour en fait asseoir une certaine crédibilité sax en tant que média wala et cetera. Vérifier l'information à la source ba am confirmation bu leer. Voire même croiser source boobu pour xool est-ce que gën a vérifier. Donc mais loolu des na tuuti. Bu demee ci réseaux sociaux yi ñoom seen bopp am na lu ñu ci jël ay mesures yu ñu ci jël que muy Twitter par exemple. nga xamante ni moom neen léegi dootul defati benn publicité. allo bu jëm ci mbirum politique. allo salaamaaleykum. neen dootul defati publicité ci mbirum politique. Voilà. très bien tegal fu allo. oui tata Eva. naam. ça va. ça va bien merci yow nag. ça va très bien. aywa ñu ngi lay déglu. voilà dama duggoon pour participer vite fait. très bien. parce que dama dégg léegi Ndoye Bane am lu mu wax ba ni dimbali may def ci télé yeeg yooyu man daal dama ci pare parce que dañ ci yàq sama der ma doon woote juste pour wax ko ni ko loolu bu mu tax mu bàyyi lu baax lu muy def. parce que def ko pour nit yi. c'est vrai def ko pour réseaux sociaux daf ko def te yàlla tax. dëgg la. am na ñëw ci dimbali ñu gis ci seen bopp. gis nga booy def lu baax bul geesu bul xool. ak ay dëgg parce que ñi deful lu baax ñoom dañuy toog rek pour yàq dara mais yow booy def bul xool nit yi xoolal sa diggante ak yàlla rek. nga jàppale parce que am na ñoo xam ne moom la ñu yaakaar chaque jour ñu ngi ci buntu télé bi. xam nga ñëw di ut ci ndimbal mu koy def depuis longtemps. te nit yi defuñu quoi yàlla xam na lu mu ci doon de xoolal sa diggante ak yàlla. bul xool réseaux sociaux bul xool yàqkat yi. defal lu nga war a def réseaux sociaux moom. li ci ne ci ay inconvénients kenn xamul lu mu toll. mais comme on dit rek ku baaxul kenn du la tudd ñu bon ñi kenn tudd leen. kenn defu leen dara kenn xamu leen d'ailleurs. du coup booy def defal te yàlla tax. nga xool sa kanam et puis voilà tu t'en fiches des jours te ngeen baal ma ci moo bi loolu rek moo taxoon ma woote. parce que bëgguma nit di def lu baax nga def la dara rek nga ne non damay bàyyi parce que dañ may indi ay problème même pas jaaxle rek. macha allah ndeysaan dañuy xamal nit ñi li rek ma naan ki ma tiital jaaxal ma yàlla na tiital ñëpp jaaxal ko. jaaxal leen. yàlla kooku daal la ñu war a borom bët bu rëy bi. le reste. c'est gérable. le reste est gérable vraiment. kooku moom nañu ci dund rek. nañu saxoo loolu parce que li ñuy wax ne léeg-léeg ku xamuñu ku tooñ. ku fayu la ñu xam et yeneen ak yeneen. moo tax na nga jege sunu borom rek. moo tax souvent su may dégg naan journaliste yi bu li leen di war a voter assemblée xaw ma nu mu tuddati. nu mu tudd aide à la presse. déedéet délit xaw ma am nañu ko. diffamation. léegi pour que ñu kii leen délit de presse xaw ma nuñ ko bindee article bi. waaw pour que journaliste bi ci boppam. su la diffamé. saytuwaat yëfam balaay su la diffamé kenn du ko tëj.
waaw. comprends nga. waaw loolu defe naa projet de loi boobu mi ngi en cours. journalistes yi loolu lañ bëgg maanaam tey ji suñu bindee ci yow loo xam ne naka su dul noonu. mu am neneen nuñ koy punir. bu ñu am daan bu ñu leen teg. waaw bu ñu am boo na am deneen lañ beneen punition lay am budul yóbbu kaso. léegi xaw ma ndax. parce que mu ne un soir. Pape Fall mi ngi ñuy seetaan Pape Djibril nañu wax boobu information ñu xam. dégg nga mënoo toog ku ak journaliste bu mu mënti toog. d'accord toog ci sa plateau. wax Ndoye Bane lu la neex. wala nga wax sëñ Bamba mii lu ko neex. wala nga toog ci sa site internet. bind ci yow lu la neex yàq sa der. sa jabar di seetaan ko. say doom seetaan ko say mbokk seetaan ko yàq sa der fu ne. nga porté ko plainte ñu ni kooku la def loolu moom bu mu tëj kaso pour lan. dafa gën ki sàcc. journaliste boobu dañuy liggéey ak ñoom ñun sommes ay collègues lañu. ñoom ñooy on travaille ensemble. très bien mais projet de loi boobu moom man ma bis buñ ko naroon a voté ci ñi koy contre lay bokk. parce que il faut ñu jéem a bale seen secteur bi ba pare. parce que réseaux sociaux yi grand. ñaata faux journaliste la defar. waaw bëri na. ñaata faux site internet yoo xam ni tekkiwuñu dara ci dëkk bi moom la defar. ñaata victime ñoo am ñaata nit la ñu tooñ ci réseaux sociaux yi ci Facebook bi te mujjul fenn. mais loolu nag naka ci pexe sëñ Bamba. très bien moo tax sànq ma la doon wax ni réseaux sociaux yi ñoom seen bopp. dañu commencé di teg ay politique yoo xam pour contrer loolu la. parce que gis nañ ni dafa am prolifération fausse nouvelle des images de nudité et cetera. maanaam yëf yi ngi yokk rek di dem di wasaare. mi ngi dem sur le mauvais côté. donc tey jii nii nga yor une page Facebook yore sa benn site internet boo xamante ni da nga ciy véhiculer ay fausses nouvelles ay fake news. wala di si tooñ ay nit et cetera. des images vraiment choquantes ñoom seen bopp dañ koy réguler. maanaam mën nañu suspendre sa page comme mën nañ ko bloquer. wala ñu afficher si sa page Facebook boo fa duggee dañuy bind benn message comme quoi que ni site bii kat dafay bëri lu muy informer ci ay lu dul dëgg. donc ñu ngi lay recommander nga bañ a jël information bi au sérieux wala nga croiser ko ak beneen source. donc Facebook ñoom ils font beaucoup lu ñuy tuddee fact checking. donc am na si ay informations yi léegi yu dawee ba ñu signaler ko ñoom seen bopp. mën nañu soit réduire activité bi wala mën nañ suspendre ce profil. wala mën na dem ba ci blocage. juste bienvenue donc voilà donc yooyu aussi dafa bokk ci ay ci ay politique yoo xamante ay stratégie yoo xamante ni ñi ngi contrer aussi affaire boobu di law nga xam ni comme ni nga ko waxee. bind benn information bu dul dëgg. rek véhiculer. très bien sànq yaa ngi woon ci Twitter et sur le point wala kii naka sax. dootul nangu ay information politique. publicité ak publicité voilà politique ak yooyu. voilà parce que gis nañ ni aux États-Unis am na sax benn. soi-disant guerre bu opposé États-Unis ak Russie si campagne Donald Trump bi et cetera les mails de Hillary Clinton et cetera donc gis nañ ni la plupart du temps dafa am ay hommes ay acteurs politiques yu doon publicité mooy maanaam sponsoriser lu bëri ay activités politiques sur Twitter te li muy impact bi muy am au niveau de la population ou au niveau stratégique des États impact boobu dafay xaw a doy waar. donc ñoom ils ont pris la décision ni léegi tout ce qui sera publicité politique dootuñu ko def dootuñu si dugg. d'accord commencé nañ ko. waaw commencé nañ ko voilà. très bien. très bien alors kii nee na kii toog lan mooy liggéeyam. voilà man sama liggéey je suis blogueur ak digital manager. pour ma tekki ko bu gën a leer dañuy accompagner ay entreprises. dans leur transformation digitale dañ leen di coacher aussi comment rentabiliser aussi leur activité sur internet loolu ci wàllu formation la ci wàllu sensibilisation aussi am na ay communautés yu bëri yoo xam dañ leen di sensibiliser sur comment gagner par exemple de l'argent sur internet am na ci ay allo salaamaaleykum allo maaleykum salaam na ngeen def ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant yàlla waaw maa ngi doon seetaan émission bi di ko suivre ma bëggoon participer tuuti rek aywa bisimilah ñu ngi lay déglu. waaw par rapport ak réseaux sociaux yi ndax réseaux sociaux moom buñ koy defaruñ ko pour yàq. la plupart nag léegi xeexante bi daf ci bëri. xam nga ñii di yàq sa morom. daf ci bëri. mais aussi dafa am benn affaire boo am. comme tey bu fekkee benn doomu aadama tey da nga jóg état di néewal doole population. ñu gis ay nit dem di ànd ak état.
ndax ñoom ci presse lu ñu nekk. man lañu wax léegi nit ñi nga xam ne amuñu baat ñoom ci réseaux sociaux lañ mën a fayee li leen metti ndax da ngay gis fii Sénégal jikko yi dafa changé da ngay gis ay magum jëm ñu war a joxe bon exemple ñoom ñooy fekk état def lu mu warul def ñu koy cautionné di jàppale état moo tax nit ñi dañuy mer amul fu ñu ko xeexee moo tax ñoom ñi leen di dal ci réseaux sociaux buñ ci gis seen bopp nag nañu jéem a defaraat jikko yi ñoom seen bopp tey wax dëgg te yàlla tax loolu bu ñu ko defee rek dina baax dañ ñëpp di wax dëgg même bu état juumee bu kenn warul ànd ak moom ndax ay privilèges d'accord loolu kese loolu ko très bien merci beaucoup monsieur on te souhaite une bonne journée macha allah je peux parler ah da nga bëgg a jël da nga non bëgg a jël parole ñu ngi koy remercier bu baax a baax xam naa ni wax jooju xam naa ni man joxoñ na ma parce que man joxoñ na ma parce que yow mi waaw man xam naa ni fi muy waxee xam naa ko de yow mi toog di def waaw mais sooy man màggatum la moom laa ko ma daj sama bopp xam nga tey jii nit ñi dañuy fàtte benn affaire nit soo nekkee ci télé nga nekk sëriñ nga nekk imam ak loo mënti nekk am na foofar ñaari ginaar yi ñuy xeex sax am na foofar tooguma fii naan diw laa faral wala débat politique bu am ci dëkk bi am naa sama droit su ma toogee sama kër wala su ma demee fu ma neex ca mbedd ma wax ci sama xalaat fan yi passé def naa benn vidéo ci affaire u 3e mandat bi ñuy wax ma ne nit ñi nañ dem liggéeyi nañu dem ñu dem liggéeyi te bàyyi waxu 3e mandat eggagun ci nit ñi dañuy jàpp benn débat di ci wax ba fàtte ni dañoo war a liggéeyi de loolu laa am ñoo xam ni peut-être na nga waxee rafetluwuñ ko nekk ci télé di liggéey siiw terewul suuf da combat Modou Lo Balla Gaye amee nga am koo faral man su ma neexee faral Modou Lo yow faral Balla Gaye mais li ma salué yàlla sax am na fu mu far li ma salué personnellement donte nee nga gis nga ci sa bopp wax bu ànd ak teggin rek neex a naan voilà et Sénégal lii la laaj ñun ñëpp mënuñu bokk ay xalaat Eva c'est pas parce que da nga faral Idrissa Seck que ma faral Macky Sall que da nga ma war a saaga man su ma neexee ma faral Macky Sall je suis libre yow su la neexee nga faral Idrissa Seck libre nga ci kontaan naa dama la ciy féliciter très bien mais voilà waxtam bàyyi nangul man nag fii ma far waaw mais Sénégal nag kenn mënu fee nangul nañ la ko waaw voilà ku mu Sénégal nag neexul quoi allo salaamaaleykum allo mais allo salaamaaleykum maaleykum salaam. soxna si bisimilah. allo. est-ce que sañ naa la laaj sax yow koo faral. ay ca bisimilah. oui allo tata Eva. naam. man da nga neex. man de lii rek laay wër ku ma bëgg faral. léegi man ku ma bëgg rek laay wër. yow la faral. ku ma bëgg na ma ko yëgal. kontaan naa. fooy wootee. Maris. ah. Maris ngay wootee. waaw. di nga tax maa ngi nuyu waa Maris yépp tey di leen souhaiter une bonne journée. merci. yal na la yàlla may gudd fan. amiin. mu ànd ak wér. ci barke sëñ Ba.